Bienvenue sur TIV Info. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. asalaamaaleykum suñu mbokku internet yi jaajëfalati leen bu baax ci ànd beeg seen première site urbaine TIV Info fii ci Tivaouane dalati leen ak jàmm te ñu ngi fii ci école primaire bi nga xam ni moo nekk fii ci Tivaouane quartier Kër Cheikh Awa Balla muy école 7 bokk ci école yi gën a mag fii ci Tivaouane waaye école de l'excellence boo xam ni ay cadre génne nañu fi école bi mi ngi am 12 classes waaye 805 élèves maanaam tout tànk ñi ngi fi jàng waaye nag ci biir loolu ñu nemmeeku ay jafe-jafe yoo xam ni am na ci biir école bi dañuy daal di dugg rek xool yitte yi ak yan jafe-jafe nga xam ni moom la école bi di jànkonteel. maa ngi tudd monsieur Faye. école bi kay li mu manqué il manque tout avec un grand T. Tout avec un grand T. Vous voyez les classes, les s'assoient par 4 par 5. Hein? Les toits ne sont pas bonnes. Aussi, vous regardez les fenêtres. Vous voyez la classe C2 là, c'est pas comment elle. Alors que l'école fait partie des meilleures écoles du département. Les résultats sont bons, mais amul table banc, amul kii les toilettes baaxuñu, classe yi délabré na. Deuxièmement, même matériel didactique amul. Il n'y a ni compas, ni règles, ni équerre, il n'y a rien du tout. Dans ce qu'on travaille difficilement. Il y a des gens, beaucoup qui nous promettent, on ne les a pas vus. Les politiciens là, on ne les a pas vus. Ils n'ont rien vu depuis 2 ans, 3 ans. Voilà, on va venir faire quelque chose, mais jusqu'à présent, on n'a vu personne. L'école de l'excellence, waaw bokk ay résultats yu baax. Est-ce que ñoom ñi nga xam ne ñoom lañu ñoo yor wàll bi est-ce que ñooy doxal seen tànk ñoo di xool. Non ñëwoon na fii monsieur le maire on l'avait adressé une correspondance photo ko envoyé ko mais il nous a même pas répondu jaaru fi xool alors que les écoles sont sous sa tutelle avec la coopération décentralisée donc moom école yi moom primaire moo koy gérer mais defu ci benn effort dans les écoles monsieur le maire kenn gis ko absent total. amul dara lu mu apporté école yi dara deful école yi dara. moom ñëwul mais est-ce que ñu fi bàyyi tamit yu ci mel ni le secrétaire municipal wala le premier adjoint au maire ñoom ñoo. on a vu personne gisuñu kenn même facture ndox bi amoon bu cher bi ñu ko envoyé le premier adjoint da wax ni da koy fay mais on fayul dara gisuñu dara ñoom gisul maire le maire absent. bu amoon absent. bu amoon appel booy lancé. waaw appel ba sax mooy képp koo xamante ni dégg nga sunu cri de cœur nga am du nga ñu jàppale ci école bi ndax école bi c'est pour nos enfants pour vos enfants. comme ni ngeen ko gisee nii ñëw ngeen ci classe yi def ngeen visite de classe donc ñun ñu ngi jànkonte ay difficultés parce que sunu classe yi dañoo yàqu. fu nekk la xale yi di jaar di dugg mun ñu fee denc benn matériel suñu wàccee dañuy ramasser suñu bagage yëpp bàyyi fa te ku ne xam na ni classe war ngaa mën a am référentiel boo xam da nga koy afficher ci classe bi te lu ñu afficher bu ñu ñëwee fekk ñu effacer ko suñu sañoon nag ñu jàppale ñu ba suñu classe yi nekk classe yoo xam ne day tëju ñu mën a travailler ci condition yu baax. nekk à l'aise ci classe yi loolu daal la ñu bëgg kuñ ci dimbali suñ ko mënoon am dañuy sant trop waaw. si xam nga tàggu picc yi moom ouverture yi rek moo ko waral su fekkoon ne classe yi dañoo baax amul ouverture amul dara picc du fi dugg ba di fi tàgg mais su fekkente ni fu muus mën a jaar fu picc mën a jaar yeneen xale yi aussi nga xam ni école intéressé wu leen fi la ñuy ñëw di fi foyer. xam nga loolu yàq rek lay indi suñu problème yëpp loolu la léegi suñu amoon kuñ ci jàppale nag dina baax trop ñun daal ñu ngi lancé appel képp ku ñu mën a jàppale ñu ba defaral ni suñu école yi parce que du benn classe bi rek moo fi leen ni am na yeneen classe yoo xam ni yenn difficulté yi loolu ñuy jànkonteel kon bu ngeen ñu ci mën a jàppale daal ñu ngi lancé appel ci kuñ ci mën a jàppale rek suñu école mën a gën a jëm kanam. voilà ci yeneen kàddu ba tey ci biir école bi gannaaw ci biir classe yi comme ni ngeen ko gisee devanture bi ci biir cour école bi ak ci classe yi keneen ba tey ci maître yi moom yàgg na lool ci école bi moom it yëkkati ay kàddu xam leen itam ba tey école bi ay problème am dañoo yàgg te jooy nañu ko fu ne te boobaak tey nag amuñu ci benn résultat. damay commencer di leen nuyu ak di rafetlu seen teewaay ci suñu école 7. te am na loo xam ne yéen a ko jot a giseel seen bopp yi ci njëkk mooy école bi bon dans l'ensemble boo xoolee même problème yi moom ngay gis ci classe bu nekk waaw muy des tables bancs yoo xam ni da ngay waaru xale yi mënatuñ ko jëfandikoo yi ci bari dafa yàqu
doon nañ ko jéem a defar sax waaye lu ci bari des na bi ci topp mooy tableau yi nga xam ni ci la ñuy jàngale xale yi tamit yu ci baree bari état bi ñu nekk doonatul lu fonctionnel ndax dafa xaw a màgget bari na bi ci des nag nga xam ni moo ma gën a amal solo mooy environnement classe yi ndax defe naa gis ngeen ci lu bari muy toiture classe yi yu ci baree bari yàqu na même classe bi aussi ci suuf boo xoolee surface bi ci suuf yu ci bari dafa toj fenêtre yi bunt yi benn boo ci jël rek maanaam ni mu waroon a nekk ba nga xam ni liggéey bi ak ni ñu war a taxawee ci école bi dinañ ko mën a defee ni mu waree ndax pour ñu am jàngu qualité jox xale yi xam-xam ni mu waree day fekk aussi ñu nekk ci environnement boo xam ni dina ko mate bu ko defee cours yi dina gën a mën a jàll xale yi aussi environnement bi ñuy évoluer dafa war a doon un environnement vraiment accueillant waaw nga xam ni xale yi dañ ciy sawar di teew nga xam ni bu ñu ñëwee sax du ñu bëgg a dem waaw mais classe yi daal doy na waar waaw mais malgré nag problème yooyu ñu cité yëpp boo xoolee école 7 bokk na ci école yi nga xam ni mën nañuy wax les écoles d'excellence de la commune waaw malgré problème yi am yëpp ak ni ñu ko cité ak ni ngeen ko gisee ci classe yi chaque année après l'examen du CFE vraiment nous sommes toujours classés donc parmi les premières écoles waaw loolu ci jafe-jafe yooyu teewul tamit li ñu war ñu ngi koy def guddi ak bëccëg ñu ngi ci liggéey bi. ca noonu la ñuy ànd ak la directrice bi nga xam moo nekk ci école bi dugg ci classe yi nag xool li nga xam ni moom mooy jafe-jafe yi nekk ci classe yi waaye ci biir école bi alentour école yi yan jafe-jafe réellement moo nekk ci école 7. ñu ngi ci CE2A léegi nii sax fekk ngeen mu rafet daanaka côté bi yëpp nii la meloon ci kaw dafa toj bu ngeen ko gisee lumière bi ni muy duggee léegi nag benn collègue moo ñu dimbale may ñu plafond yi. ñu daal di ko ci dugal mais dañ ko dugal maanaam semaine passée jeudi vendredi bi rek population yi déjà ñoo ñu sonal xale yi ñëw di sànni xeer gis ngeen yi ñu commencé di tojowaat lu ñu defar pareeguñu ñu commencé di ko toj loolu yëpp xamuñu nan ban solution la ñu mën a jël pour mën a pallier à ça vraiment population bi ci li ñu xaw a sonal itamit bokk na ci. mais xam naa bu ko nit ñi gisee ba terewul nag parents d'élèves yi am na ñoo xam ne ñu ngi góorgóorlu ndax am na ñoo xam ne ñu ngi taxaw temb ne école na jëm kanam rek moo leen taxaw fi mu nekk nii. table banc yi nii parents d'élèves yi ñoo ñu dimbali pour ñu mën ko defar mais ci classe bi amutoon benn table boo xamante ne bii nekk na en bon état mais ak ci seen Pastef ñoom it góorgóorlu nañu ba jàppale école bi ñu mun ci defar aussi table banc yi ak yeneen i tamit wax dëgg yàlla ñu ngi góorgóorlu ñoom it tamit. muru école bi dafa am côté boo xam ne dafa daanu pour mën a sauver briques yi moo tax ma jël leen teg leen fii yaakaar ni bés dina mës a neex ñu mën a am ku ñu defaral mur bi sinon parents d'élèves yi nga xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi góorgóorlu comme ni ma la ko waxee ci kanam ñooñu bu ñu amee briques yi xëj na dina mën a yomb bu ñu jógee ci briques yi. gis ngeen fenêtre bi daaw bi école di tijji lañ ko defar mais tey boo ko xoolee da nga naan depuis kañ la fi fenêtre yi nekk lan la population bi xale yi nga xam ne ñooy football si ci école bi école terrain de foot lañ ko def ponkal bu dooree bal am na ñuy wax naan lii dafa nekkul bon état moo tax num tati weñ bi mais ba tey nu mu munti demee bu fekkonte ne fi mu nekk nii dooruñu ci ay bal kon du yàqu mais lii mu ngi mel ni du defar bu bees. amu ko déjà buntu bee mur bi nee naa la dafa daanu buntu bi mënuloo ko monter soo monter buntu bi tamit du am benn njëriñ ndax nit ñi fii la ñuy jaare jaarukaay la léegi nag bu ñu dimbali ko ba nga xam ne mur bi taxaw na ba yokkaale sax yeneen yi ndax mën nañu tëbee ci ginnaaw comme classe bi dañuy tëb dugg ci biir classe bi xëy na bu boobaa solution dina ci mën a am sécurité moom amu fi. xam nga comme charretier yi régulier wuñu daaw bi yàlla defee may doog a ñëw dañ daan gas. bu ñu gasee def ci mbalit bi lakk ko ba mu fees ñu doog koy suul mais dafa mel ni loolu tamit est-ce que baax na ci wér-gi-yaramu nit ma dem xool ba ci yàgg ma xam ne loolu tamit du solution daanaka école bi yëpp gas nañ ko ren ma ragal loolu dañuy jël mbalit mi rek dajale ko suñ ko dajalee ba mu xaw a yem fenn bi des fois jeudi ci ngoon comme dañuy wàcc 17h suñu wàccee ñu lakk ko
wala mardi ñu lakk ko mais terewul gis nga ni sën bi day taglantoo rek te soo paree mbalit mi day wàccaat kon daanaka loolu setul. am na benn bés sax ma woote ko ci benn réunion bu ñu amoon mairie ma ne leen comme monsieur Diop Sy gars yi am nañu relation ak moom nañ ñu dimbale rek li laay war a sóol moom bu fekkoon dafay wax oto yi ñaari yoon par semaine sax ñuy taxaw ci buntu école yi di jël mbalitu école yi dina doon solution. teg ko fi du mbedd mur moo fi amul mur bee daanu kon xam nga ni yoon la nit ñi dañ fiy dugg di génn nu mu leen neexee gis ngeen mur bi gis ngeen te waxoon naa leen ko sànq ni mu demee mur bi bu daanoo boo fi defoon buntu yi tamit du am njëriñ mur bi gàtt na mais ginnaaw yàlla ak yonent bi parents d'élèves yi aussi ñu ngi ciy def ay jéego comme ni ma leen ko waxee woon waaye terewul tamit bu ñu amee ñu ñëw jàppale ñu te leer na ma ni école bi am na ñu fi génn ñoo xam ne yàlla wërsëgal na leen tey dara ñooñu buñ ñu gisoon tey wax dëgg yàlla ñu ngi leen di ñaan di leen ñaanaat duñu tàyyi ci di leen ñaan ñu ñëw jàppale ñu ci école bi ndax bu ñu jàppalee école bi jàppale wuñu suñu bopp ay gone la ñu jàppale te déjà jàppale gone ci jaamu yàlla la bokk ñu ngi leen di ñaan vraiment suñu déggee suñu yuuxu suñuy jooytu ñu ñëw fajal ñu suñuy rongoñ. moom mii nag parent d'élève la mi ngi dëkkee fii ci kër Cheikh Awa Balla waaye ba tey moom it mi ngi yëy yàbbi ci école bi. waaw situation école 7 bi daal xam naa ni moom vraiment affaire bu doy waar la parce que depuis daaw ba ren xale yi sax temps yi la ñu ngi ci doon def ay jéego pour jéem a xool nan la ñuy coptewaat ay nit ñu corriger pour mën a ñu dëkk si koñ bi pour ñu war a mën a miirewaat école bi. fan yee xale yi sax ñu ngi ko fi doon tànte ba léegi tamit bàyyiwuñu ko mais vraiment école bi moom ni mu mel rafetul jaaduwul. xaw ma nag inspection xaw ma état nag moo war a defar xaw ma mairie moo war a defar mais ki nga xam ne moom moo war a ñëw defar école 7 bi non war na cee taxaw defar ko ndax xale yi mën a nekk situation boo xam ne vraiment situation bu jaar yoon la parce que école bi ni mu mel jaaduwul. te xam naa ne bala ñu cee taxaw tamit pour defar il faut ñu bàyyi ba benn xale dugg ci fosse bi wala miir daan fa ci kaw xale yi ñu doog a ñëw pour defar ko su boobaa day fekk na béy wees na mbuus te vraiment ñun ñi nga xam ne suñu doom ñooy jàng ci école 7 bi suñuy xel dalul. directrice bi nag fu nekk mu ngi fay wër di fa yuuxu fu nekk ma nga fay dugg pour ñu ñëw jàppale ko ci école bi école bi nag ni mel moom jaaduwul vraiment jaaduwul te suñ sañoon ñu ñëw jàpp ci defar ko ba mu jaar yoon ñu defar ci classe yëpp mu am courant te toiture yi nga xam ne dafa naaw ñu ñëw defaraat ko miir yi nga xam ne dafa teggi ko ñu ñëw tegaat ko foos yi nga xam ne dafa màbb ñu ñëw defar ko vraiment suñ ci mënoon di dimbali dina baax lool. at mu jot mu wane boppam ci ay résultats yu baax école 7 du école bu ndaw école bu mag la tey moom it conseil la ci école bi waaye gis-gisam daan moo di autorité yi dañoo war di gëstu école bi bu baax a baax. pas plus tard que semaine passée rek am na fi classe boo xam ne dañ ko ubbi am ko fi fanaan ba bàyyi fi sax ay bagage am gis nga li ngay gis nii ci classe ba lañ ko fekk muy ab drap ak yére. est-ce que ab sàcc bu fi làqatu si la wala daf fi élire domicile on ne sait pas trop léeg-léeg aussi ñu jël fi ay bagages am na année boo xam ne daaw je crois après gàmmu rek direction bi dajji nañ ko ba jël fi ay livres yu bëri yu ñu ak ay bagages daal donc insécurité am na fi bi ci des aussi mooy ne comme léegi école dañ ne parents d'élèves yi kenn amatul droit laaj leen dara parce que l'accès est libre et gratuit bon te école di fonctionner ci fonctionnement am dafay laaj xaalis da ngay fay courant da ngay fay ndox plus yeneen besoin yoo xam ne da nga koy soxlawoo te état bi du def lépp donte sax am na xaalis buñ ne bu fiy dugg par année. mais depuis un certain temps xaalis boobu li ci jot a dugg matul li ci des ñëwul waaw donc te ñu tere ñu laaj xaalis élèves yi donc souvent dañuy am problème facture par exemple am na fi daaw rek am nañ fi facture plus de 100 et quelques mille yoo xam ne fu ne la ñu tës pour mën koo fay ginnaaw yàlla benn waay bu baax moo mujj jàppale ñu ci ba fay ko mais ba léegi nii de façon permanente dañuy am problème boobu problème pour fay factures yi ndox ak courant bi ci des mooy aussi boo xoolee ak ni curriculum bi di doxee léegi daanaka moo xam ci évaluation yi moo xam ci essai yeeg composition yeeg yooyu yëpp ci ay feuilles lañ koy def
gis nga ni fekk nga ñuy def essai lii ay feuilles yu essai la dañ koy photocopier te photocopie xam nga ne c'est pas gratuit da nga koy fay donc c'est juste pour wax la ne école bi day soxlawoo xaalis bu fiy dugg pas pour mu jëm ci poche enseignants yi mais pour lu jëm ci jumtukaay yi ñuy liggéeyee yàlla xam ne ne léeg-léeg ñun ci suñu bopp suñu xaalis dugg ci waaw directrice a ngi li may wax xëy na moom du ko wax mais xaalisam daf ciy dugg léeg-léeg it mu ñëw takk taxawaa xam ni ñu koy waxee ci wàllam waaw ay même 1000 francs mais et cetera pour pouvoir faire face à des besoins ponctuels yoo xam ne daf ko war a régler donc yooyu yëpp daal ci problème yi nga xam ne école bi da koy dund. bon xam nga d'abord l'école fi ñu toll nii c'est une compétence décentralisée bon loolu ñëpp xam nañ ko donc mairie bi peut-être ci moom ci la ñu war a mën a dem mais mairie bi xam na parce que li nga xam ne état bi moo ko gàll moom mais xam na la ko ca war donc toog bañ ko koy wax bon je crois que day xaw a doy waar quand même est-ce que ñun mën nañu bàyyi classe yi ñu dénk di dem di doxi leneen ça aussi c'est autre chose bon tey boo génnoon di heure liggéey boo génnoon di dem fenn boo taseeg sa supérieur hiérarchique bon mën na la créer bon li ma bëgg wax daal mooy ne ñàkkul sax ñuy jooytu ci fi ñu ko mën a jooytoo parce que nee naa leen léegi ne pour facture yooyu par exemple on a tapé sur des personnes extérieures à l'école ñu jàppale ñu ci donc ñoo ngi wut ay ndimbal bon bu dee municipalité bi nag bon xëy na directrice dina la ci wax dara bon ñàkkul mu def ci ay jéego mais ba léegi le problème reste entier. man la yàlla dénk école bi depuis daaw waaw fi ñu nekk nii ci école élémentaire Tivaouane 7 am nañu 805 élèves 805 defe naa mooy juróom-ñetti téeméeri doomu aadama ay tout tànk ak juróom ñu ngi ci fukki classe ak ñaar daanaka école boo làmb fi mu nekk nii du ma ne ñëpp la ndax am na ñoo xam ne ñu ngi sant yàlla quand même tane na waa ci biir loolu ñu ngi wax ne école bari na problème boo xamante ne bii du benn nit rek moo ko mën a faj du ñaari nit rek moo ko mën a faj ñi nga xam ne warloon nañ ko war nañ ci jàpp parents d'élèves yi surtout ndax parents d'élèves man damay faral di wax ne su ñuy wax partenaire numéro 1 moom mooy parents d'élèves yi ndaxte école bi ni mu toll fi mu nekk nii élève bu parent d'élève bu ci nekk bu ne woon xaaral ma jàpp fii kii indi suuf kii indi ndox kii indi kon daanaka lu bari dina fi taxaw du loo xam ne tey lay mën a sotti mais balaa muy yàgg bu soobee yàlla li ñu mbëbët li ñu bëgg kon xam naa ne dina mën a nekk te ci biir loolu école bi école bu mag la du tey la door yàgg na am na cadre yu bari yu fi génn xëy na bëgg nañ def dara waaye dañu xamul fan la ñuy jaar waaw léegi nag ñooñ la ñuy lancer appel tey ñu xam ne seeni doom wala sax seeni sët yi nga xam ne ñoo fi nekk tey ci école bi soxla nañ leen ci lu bari lu demee lan infrastructure gis ngeen miir yi baaxul salle de classe yi boo fa demee armoire amuloo ko soo amulee armoire fan ngay ranger sa bagage yi xoolal fi mu nekk nii direction bi ñu nekk nii damay faral di wax naan du ma am direction boo xamante ni bi dañ ko karale fekk na xale yi nekk ñu ci classe yoo xam ne classe yu baax la kon ngeen xam ne wax dëgg yàlla jafe-jafe yi ci école bi bari na mais ñu ngi ñaan rek comme niñ koy waxee ñu ngi lancer appel encore une fois di laaj bonne volonté yi ak ñi nga xamante ni jaar nañ fekk jaaruñu fi te am yéene ci école bi di leen laaj ñu ñëw jàppale ñu. ay la yéwén daanaka sax xam nga li ñuy wax neen école léegi mairie moo koy lijjante dañuy wax état waaye état daf ko teg ci loxo mairie mu war ci moo war ko lijjante mairie mu ngi def li mu mën mu ngi koy def waaye la mu def matalewul dina am yu fi nekk waaye am na ci yoo xam ne ñun ñoo koy lijjanti suñu bopp booy seet li gën a néew mooy craie dañuy soxla craie suñu amee craie bu weex amuñu craie de couleur dañuy obligé jënd ko niñ ko waxee fi mu nekk nii su fekkente ne amul lu fi nekk luñ ko mën a jëndee yaay génn sa poche wala nga dem ci sa morom ne ko jàpp ci ñu def loolu yëpp dañ koy jënd nga xam ne loolu déjà benn bu ndaw la mais problème la ci école bi. xam nga nag yëf yi gëm-gëm la nag booy seet dañ naan on est pas responsable pour rien nit ki boo jiitoo moom daanaka di nga ci def sa doole di nga ci def sa kàttan waaye terewul kuñ ci fekk si tamitam day gën a neex rek.
bien vrai que mooy amul mooy lan infrastructure yi doyewul mais terewul ñu ngi def seen kéemtalaayu kàttan ngir école bi mën a jëm kanam boo seetee buñ ne résultat bu fekkente ne bokkuñu ci jiitu ñu ngi ci topp suñu paree léegi naa la woon résultat yi mu ngi ne ma affiché fële nga xam ne ñu ngi góorgóorlu. am nañ fi ay gardien mais gardien boobu turu gardien la ndaxte gardien yi bu ñu xëyee dañuy doxi seen ité liggéey bi du ci gardiennage bi kese lay yem te xam nga ne ku bëgg a xëy dem liggéeyi bëgg ne guddi da ngay garder loolu defe naa warta mën a ànd ba tax na léegi wax nañ leen ne école bi mës nañ ko cambrioler veille bi ñu gàmmoo amul ñaari fan sax jël nañ fi ay livres matériel samay bagage yu fi nekkoon yi yëpp jël nañ ko mais foo ko yuuxu dem nañ porter plainte waaye amul suite. am na rapport de rentrée xool li nga xam ne dafa fee yàqu yëpp ma bind ko def benn demande de réhabilitation de classe muy classe bi ñu génnoon léegi di C2A bi photo à l'appui dafa xaw a sori sax mais bu sori tey dinaa la ko won mais ba sunu joon yàlla waxuma la sax ñoom ñu ñëw teg fi seen tànk xool ne lii ak lii ak damay xool est-ce que sax kon maire bi jote na ko bu ko maire bi jotee tamit am na adjoint premier adjoint deuxième ba ñoom ñëpp normalement war nañ jot ci courrier bi mais gisuma kenn koo xamante ne bi ñëw na fi ne courrier bi ñu jotoon kat moom la ñu ñëw xool si lan moo fi am te loolu du man rek sama prédécesseurs yi aussi def nañ ko mais ba tey amuñu ci benn solution man doon naa bind ay kii di ko jox ay correspondance mais ba tey gisaguñu dara te itamit am na sax même ci loolu jot naa fi former benn panel boo xamante ne bii les anciens de l'école 7 lañ ko tuddee da ngay gis mouvement bu ci nekk rek dina am ñoo xam ne dañuy góorgóorlu mais dina am ñoo xam ne wax dëgg yàlla duñ ci kii am na ñu fi ñëw ba toilette yi ñoo ko raxas ba mu set bale école bi ba mu set léegi déjà loolu rek ndimbal la ci école parce que dama naan su nit bokkee dara kii day jàpp fii kii jàpp fii mooy école du affaire directrice bi du affaire communauté bi ñun ñaar ñëpp enseignants yi ak parents d'élèves yi ñoo bokk école bi comme ñoo ñëpp ñoo mën a booloo lëkkaloo mën na liggéey école bi ba mu jëm kanam parce que kenn mënul dem bàyyi sa morom. waaw fosse bi aussi parce que du insécurité totale la wóorul mënoo toog toujours di surveiller fosse boo xamante ne yow liggéey mu ngi lay xaar da ngay obligé jël ay zinc teg ci zinc yi yàlla xam da ngay obligé jël ay plaque taf fële yàlla xam loolu yëpp ci yow sa doole fi mu toll loolu ngay def mais ñi nga xam ne seen doole weesu na foofu bu ñu ci mënee jàpp gaa nag terewul fosse bi am na ñoo xam ne parents yoo xam ne gis nañ ko naqari na leen ne ñoom dinañ ci basi seen waar mais xam nga nag loo xamante ni foo ko mën a jooy rek ba mën ci am ndimbal nga jooy ko. monsieur le président du ñàkk moom xam na li xew ci école bi ndax lépp lu xew Sénégal man defe naa ne mu ngi ci taabalam xam na lu ci xew na fexe ba dimbali ñu rek lépp luy partenaire boo xam ne mën na ñëw def parce que ñun suñu école vraiment amul benn sécurité lépp luy sécurité moom amul te ci koo xam ne kii bëgg liggéey rek réew mi jëm kanam te moom la laajte. yàggul léegi maa ngi dégg mu naan Sénégal pays propre léegi bi oto bi di romb sax maa ngi tooñ borom oto bi ma ne que nee nañ Sénégal pays propre waaye école propre d'abord yaa ngi romb suñu école te xool suñu école ni mu salte ñëwal tibb suñu mbalit mu ngi dem donc ñu ngi koy ñaan ndimbal mënul weesu lu mu mënti def ba suñu école mën a jëm kanam daal ñu ngi tàllal suñu loxo di ko ñaan. suñu mbokku internet yi jàngeen jëf tey nag lii lañ leen TIV info indiloon fi nga xamante si moom mooy ci seen émission yi te askan wi li gën a yitteel la waxtu wi waa Kër Cheikh Awa Balla ci école bi nga xam ne mooy école primaire bi fi nekk muy école 7 nekk école de l'excellence boo xam ne bokk na ci école bi gën a mag jafe-jafe yi ay yi ñuy jànkonteel ak seen ay problème di ñaan solution ci nu mu gën a gaawee ci boobilee école joxaat leen dig daje ci seen beneen école ba tey ci seen beneen yitte askan wi jàngeen jëf